jaajëfatee sama gars yi Mr Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw dafa leen benn vidéo bu doy wax ci Pape Alé Niang mi nga xam ne dafa génn dal Maître El Hadji Diouf dal yu metti mais aussi surtout dal ci kaw Macky Sall bëgg naa wax tamit ci sëñ Mountakha xool maa sëñ Moustapha Sy mi nga xam ne gàmmu gi dafa waroon recevoir Ousmane Sonko ndeysaan dafa waroon recevoir délégation ñoom Ousmane Sonko mais ci li ñu wax il a fait faux bond bi maanaam recevoir ñoom Ousmane Sonko lan moo tax am na sax ñu ne daf leen toroxal mais ni ñu wax ci Pape Alé Niang fan yi yëpp dama doon wax ne ñun Pape Alé dañoo sonn ci ay live yoo xam ne da nga fiy nekk rek di ñu wax Macky Sall def na lii Macky Sall du njiit bu baax man gars yi mën na leen fi mu nekk nii Macky Sall daf ñu déclarer guerre kon ñun tamit dañu war a pare ngir guerre man loolu laa doon wax sama live ma ne Pape Alé vraiment man am na lu muy demee sax dootuma ko seetaan ndax ñun dañoo sonn ci live yoo xam ne da ngeen fiy nekk di wax Macky Sall tëj na kii wala tëj na kële moo tax tey damaa kontaan ba ma yeewoo ma gis Pape Alé Niang def benn live boo xam ne vraiment daf ñu wax li ma doon wax yëpp dafa mel ni Pape Alé daf ma doon seetaan wala daf maa déglu wala rek wokk bu tase gersu la en tout cas Pape Alé nee na nit ñi dañu war a pare ngir xare ak Macky Sall parce que Macky Sall nous appelle à la guerre Macky Sall ci guerre la ñu woo Pape Alé nag nee na Sénégal ku fi toog nga mel ni Ousmane Sonko comprendre nga wala ñoom Barthélémy Diaz wala Khalifa Niass ku ñu fi rey yaa perte boo leen di def ay réunion nee na il faut que ngeen ut ay barre de fer ku la dóor yat nga jël weñ barre de fer daal di ko dóor il faut que laale am ngir atte am kon un discours guerrier un discours belliqueux un discours de self-défense maanaam un discours de légitime défense on va plus simplement être les victimes de la violence de l'APR loolu la Pape Alé woote waaye balaa may wax sax ci loolu nañu wax li mu yàq Maître El Hadji Diouf ndax Pape Alé Niang dafa tontu Maître El Hadji Diouf tontu bu doy waar Maître El Hadji Diouf dafa génn fan yële dem ci télé boobu ci émission bu Momar Diong mu nekk fa di xas Pape Alé Niang ndax bañ koo laajee lan moo tax affaire Adji Sarr bi boobu ba léegi attewuñ ko ñu laaj ko lan moo tax avocat Ousmane Sonko kenn joxu leen dossier Adji Sarr Pape kii Maître El Hadji Diouf dafa ne dossier Adji Sarr ñoom buñ ko bëggee nañu dem ci Pape Alé Niang ndax Pape Alé Niang ni mu waxee daal mooy journaliste bu seytaane bi nga xam ne moom moo dem jël PV yi daal di ko publier kon ñoom Ousmane Sonko bu ñu soxlaa PV nañu dem ci Pape Alé Niang mu jox leen PV te pourtant Maître El Hadji Diouf moo fi waxoon mu ne PV yooyu baaxul PV yi ay faux la waaye léegi Pape Alé Niang dafa génn mu ne Maître El Hadji Diouf jaaru ci turam mais ñëpp xam nañu moom lay waxal dangin gars yi xam nga la mooy dangin mooy golo baabun yu mag yooyu moom loolu la wax ne Maître El Hadji Diouf loolu la mu ne ko nag li Maître El Hadji Diouf bañal ku ko tudd mooy Maître El Hadji Diouf la bañ ku ko tudd mooy dossier siif viol bi nga xam ne dañ ko jiiñoon France kii nag Pape Alé Niang nag nee na ko ce dossier là on sait ce qui s'est passé dans ce dossier boobu li ci jot xew xam nañ ko cour d'appel maanaam ndaw si ba mu demaatee ci beneen tribunal beneen attekaay bi nga xam ne mooy attekaay bu mujj foofu nee na ndaw si li mu wax ñun xam nañ ko Pape Alé Niang nee na ndaw si li mu wax xam nañ ko mais vraiment jàpp na Maître El Hadji Diouf xas na ko xas yu rap parce que Pape Alé si Pape Alé nous dit que Maître El Hadji Diouf n'est rien d'autre qu'un gorille Maître El Hadji Diouf il devrait se taire parce qu'on sait ce qui se passe dans son dossier de viol en France n'est-ce pas ce dossier-là a atterri à la cour d'appel et on sait ce que la plaignante
a dit à ce sujet. Donc Pape Alé Niang a peut-être des révélations à faire sur ça. Kon loolu la tontu Maître El Hadji Diouf te ñëpp xam nañ ne Maître El Hadji Diouf mooy nit koo xam ne du wan baat dina génnaat mu tontu je m'excuse mais nañu dellu ci discours guerrier bi Pape Alé Niang def gars yi man nee naa leen temps yi waxu jàmm ku ko fiy wax daf ñu fontoo Pape Alé Niang nag léegi comprendre na ne yëf yi du nekk fii rek di wax sàcc nañ suuf géej gi def nañ lii def nañ laa Pape Alé nee na ku la ko timbax nañ ko rimbax ndax le régime de Macky Sall ne connaît rien d'autre que l'intimidation l'agression et le meurtre moom nee na nguuru Macky Sall xamuñu dara lu dul tiitalaate ak songu nit ñi ak rey nit meurtre Pape Alé li mu wax Macky Sall dafa doy waar gis nañu li xew Casamance nee na waa ji fi génnoon dëkk yëmbal te mu tudd Alpha Omar moo fi génn wax fi lu ne léegi anamu tey mi ngi nii tey di làqatu fu ne mu dugg fa lan la wax Pape Alé nee na il faut être prêt à la confrontation maanaam jël leen seen matuwaay ngeen pare bu leen kenn bett boo leen di réunir yóbbu leen seen barre de fer ku leen dóor yar ngeen jël weñ ngeen dóor ko Macky Sall ci guerre la ñu woo Pape Alé doy na waar nee na sëñ Maxtum moo doon wax réew bu tollee ci yàq ku yàqul yaa tooñ duma topp diw loolu dafa fekk fa ngeen jëm sorul ku la mbéj nga ne non kii duma ko mbéj comme li Babacar Touré bëgg ñu gëmloo naan ku pattal sa bët yoo tam nga pattal bëtam buñ demee ba ci biir dëkk bi yëpp ay patt lay doon waaye léegi Babacar Touré lan nga bëgg kéwuloo da ngaa bëgg ñu toog ñuy patt suñu bët ñoom ñu dese seen ñaari bët Babacar kéwuloo kenn xamul fan la jógee di xas waa Pastef di wax ne waa Pastef booy li ñuy def booy Bignona yi du yëfu patriote di wax ne li ñuy def yëfu terroriste la ndax ay jàng yoo xam ne koo xam ne Mamadou Ndiaye la tudd ànd ak Doudou Ka ak Alpha Omar Sow ñi nga xam ne ñoom ñoo dooman songu Sonko dañu bëggoon def ay jàng ci benn dëkk bu ñuy wax Béchir xale Bignona yi nag ne leen comme yéen a yàq événement Sonko yéen tamit doo leen ko fi defee loolu rek Babacar Touré di wax ne ñooñu yëfu terroriste la ñuy def li ñuy def di yëfu patriote ba pare naan Babacar Touré nee na gatsa kenn waru ko def waaye Pape Alé dégg nga li mu wax nee na ku la ko timbax na nga ko rimbax kon Babacar Touré bu leen ko déglu parce que ñun xamuñu lan la fii li ñu waxoon dañuy génneel benn vidéo Adji Sarr démb ba léegi ñu ngi xaar gisuñu dara est-ce que dañ kaa woo ci suuf ne ko bul génn vidéo Adji Sarr bi Babacar Touré daal mi ngi changé discours am mais en tout cas Pape Alé moom li mu wax nii yàgg naa ko wax nee na gars yi ñoom dañoo war a ut budget xaalis boo xam ne dañuy ut ay garde corps ut ay nervi Pape Alé Niang nervi la wax waxul sax ay sécurité parce que looloo fi des Macky Sall xamul dara lu dul confrontation boo leen yaakaar ci ay élection ngeen di jaar pour gagner ko Pape Alé nag nee na élection yi li tax mu am importance mooy Macky Sall daf ci bëgg a jaare bu nooyee mu ne day def 3e mandat Pape Alé loolu sax waroo ko wax élection yi mu nooy ak mu ñàkk nooy Macky Sall du fi def 3e mandat lan la fi waxati Pape Alé lan la fi waxati nee na police bi administration bi dañ ko politiser gis nga préfet bi fi génnoon nekk ci terrain bi di wax nañu jël ay gaz lacrymogène sànni ko journaliste yi ana préfet boobu tey Macky Sall def na ko gouverneur lan la fi waxati policiers yi fi rey xale yi 14 fukki xale ak ñeent ba léegi kenn topp leen policier bi rey xale parcelle bi dañu ñëwoon commandant police parcelle bi la ñu wax ne moo ko tiré est-ce que dara topp na ko dara topp ko Pape Alé daal li mu wax moom leer na affaire passeport bi bu ñu ko bàyyi passeport diplomatique nañ ci gën a jàpp nañ ci gën a wax Macky Sall nekk Dumbaay nekku fa lu dul Mumbaay avec un effectif pléthorique de Sénégalais qui se sont rendus là-bas n'est-ce pas pour du folklore dans un hôtel à 1200 francs la nuit hôtel boo xam ne presque 600 et quelques mille la ñuy fay ñu yóbbu fa ay Mame Gor Diazaka kii sax dégg nañ ko fa rangu laa mënul gëm waaye kii de wax na ne mi ngi fa nu mu tuddati Californie nee na rangu yóbbaale nañ ko gis nañ fa Diallo Seneweb Macky Sall dafay sax jéem a jënd ndeysaan site yu mel ne Seneweb vraiment ñu ngi fa nag di yàq di Mumbaay ñuy tagg Marème Faye mbaamam kii ay maamam Pape Alé nag nee na lii yëpp waxoon naa leen ko avion bi ba ko Macky Sall jëndee ba léegi xam leen ne dootul toog
ñun nag Sénégal ñoo war a jël suñu matuwaay ñoom ñu ngi Dubaï du Mumbai di def lu leen neex xale yi di reeree ay 150 francs wala di reeree 200 francs guddi di jënd ay tàndarma di jënd ay fonde vraiment en tout cas discours bi ñun lii lañ doon xaar ci Pape Alé te nag bu mu ko arrêté lii chaque jour lii moo war a nekk débat bi dañu war a pare ngir jàmbaarloog ñoom Macky Sall parce que ñoom xare la ñu xam xeex la ñu xam xamuñu leneen lu dul xeex Macky Sall ci complot la dëkk man samay habitants yëpp loolu laay wax boo leen yaakaar ne Macky Sall dina jékki-jékki jël nguur gi jox ko Sonko da ngeen di fontu nguur gi il faut que ñu foqati ko ci Macky Sall mooy maanaam ñu gànnaayu bu ñu dóoree ñu fayu wax ji yëpp la ba pare wax di ko wax ne 3e mandat doo ko fi def waaw li ci des nag mooy sëñ Mansour sëñ Moustapha Sy damaa yeewu dégg ñu bind démb ñu ne Sonko ak Khalifa Sall ak Aïda ñu kii Aïda Mbodj gars yi ngeen baal ma dañ dem di ko seet si di ko ziyaar moom dalul leen man nag sëñ Moustapha Sy wax naa leen man ay mbiram fii ak élection yi ñëwul te mu nekk te bàyyiwul Yewwi Askan Wi man dama naan Moustapha Sy man ay mbiram wóoluwuma ko parce que c'est un marabout un peu excentrique c'est un marabout un peu particulier très indépendant n'est-ce pas qui a une certaine image une certaine perception de lui-même et parfois on dirait qu'il est trop mystique et qu'il s'absente. Moi la question que je me pose au moment voulu n'est-ce pas à l'heure H à la minute M est-ce qu'il ne va pas faire faux bond maanaam Moustapha Sy man gëm est-ce que duñ dem ba ci biir mu ne bàyyi naa Yewwi Askan Wi parce que lu toll ne Ousmane Sonko lu toll ne Khalifa Niass gàmmu jot ñu ñëw nga war leen dalal te yow nga bokk ci coalition bi nit ñi génn bëri ñëpp ñooñu génn bëri yëpp am na ci ñoo xam ne Sonko bi ñu dégg moo tax ñu ñëw am na ci ñoo xam ne Khalifa Sall bi ñu dégg moo tax ñu ñëw mais surtout Sonko moo tax ñu ñëw fa léegi Sonko ñëw fa yow ñu ne dalaloo ko sa doom nga jël xaw ma keneen nga jël moo tax ñoom Sonko yàgguñu fa sax daal di lem say bagage dem lii nag dafa ñaaw trop bu fekkee ne parce que sëñ Moustapha ñu ngi ko gis ni instant bi may wax ak yéen maa ngi doon gis ay live muy wax ci gàmmu gi voilà moom moo fi waxoon bu Sonko bu fi jëlewul Macky Sall moom moo fiy jëlee Macky Sall mais nag du nii nga fiy jëlee Macky Sall di jéem a tuuteel Sonko wala di jéem a tuuteel nu mu tuddati Khalifa Sall mais nag c'est bien lii bu amee léegi baax na dina tax ñoom Sonko jël seen matuwaay xam ne même bu fekkee ne moom dafa jël ay taalibeem daal di bàyyi génn ci Yewwi Askan Wi loolu du tere Sonko ba léegi am doole ak Khalifa Sall ak ñu mu àndal ndax Sonko kese ak Khalifa Sall rek gagné nañu Dakar gagné nañu lu bëri waaw man gëm naa ne Ahmed Aïdara mën na gagné Guédiawaye contre Aliou Sall kon nag lii bum ñu bett parce que man waxoon naa leen ko man Mister Shake bu mu leen defal samay analyse bu yow ngeen gëm ko nee naa leen Moustapha Sy wóoluwuma ko parce que sëriñ yi lu leen neex la ñuy def gis nga sëñ Modou Kara day jékki-jékki génn wax lii Macky Sall wax lële Macky Sall bu leen woowee defal leen lu ñu bëgg ñu continuer ànd ak Macky Sall Moustapha Sy bu demee ba ci biir mu ànd ak Macky Sall du ma bett man loolu du ma bett mais na fa war a xam ne taalibe mi même luñ ko bëgg xam nañ réew mi fu mu toll te dootuñu votel Macky Sall ci yàlla naa dee parce que sëriñ moo leen wax ñu votel Macky Sall voilà gars yi lii benn zapping bu ndaw la ba mu mën bëggoon def like leen partager leen abonné leen bu ci kanamee dinaa ci def live parce que temps yëpp maa ngi def live mais live bi yëpp mooy il faut que nit ñi ku la ko timbax nga rimbax ko saraxu Macky Sall jeex na négocier ak Macky Sall jeex na jàmm jeex na xeex rek ba Macky Sall jóge fi voilà merci à tout à l'heure 5h 6h heure Sénégal